خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers parents du fleuve, chers parents Foutankobe, chers amis du Sénégal, chers frères musulmans d'Afrique, de la diaspora et du monde, au nom de Thierno Madani Muntaqa Tall, serviteur de la Oumma omarienne, et au nom de son oncle Thierno Bassirou Tall, Khalif général de la famille omarienne, les Ahbab, amis de Cheikh Omar Foutiyou Tall, et Rabida, Ouléma du Fouta, vous souhaite une bonne année 2016. Et vous invite à venir nombreux à la 36e édition de la Ziara dédiée au vénéré Alhaji Seydou Nourou Tall et à notre auguste père Muntaqa Ahmadou Tall. Cette Ziara se déroulera du 21 au 25 janvier 2016. Cette année, notre Khalif Thierno Madani Muntaqa Tall a choisi comme parrain de la Ziara Alpha Hassimi Tall. Alpha Hassimi Tall est le neveu de Cheikh Omar Foutiyou Tall, puisque étant le fils de son grand frère Alpha Ahmadou Tall. Nous avons tiré de cet homme le thème de notre Ziara. Cet homme donc étant un érudit reconnu de partout, Thierno Madani nous a instruit de prendre comme thème l'importance du savoir dans l'islam. Nous avons donc cette année décidé de magnifier le savoir. Thierno Madani tenant absolument à ce que nous portions cette idée à tous nos parents pour qu'ils éduquent leurs enfants, pour qu'ils sachent que sans le savoir, ils seront des proies faciles aux mains des terroristes, des djihadistes. Ce thème principal est relayé par deux sous-thèmes. Le premier sous-thème étant le développement durable, qui nous ramène un peu au problème de l'environnement. Le second sous-thème a trait au problème de la justice économique, la finance islamique et
le partage des richesses. Voilà donc un peu le thème de la ziara cette année. Ce thème sera développé, Inch'Allah, le 21 janvier au King Fahd Palace avec des talentueux conférenciers et des professeurs éminents. Cette conférence est placée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Macky Sall, sous la présidence effective de son Premier ministre. Ce qui montre bien l'importance que le gouvernement attache au thème de cette année. D'ailleurs, le ministère des Finances a pris l'engagement de développer le thème relatif à la justice économique, au partage des richesses. Je pense que mes autres collaborateurs qui sont là vont développer davantage le programme de la ziara. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe, min calmini on, min juurima on. Jonde nde ɗo tan so joɗama andama holko joƴƴini jonde nde. Joƴƴini jonde nde ko sababuji mawɗi, hono ko ganduɗa na waɗe joni duuɓi 36 woni holɗum ziyara tani men hono ceerno Saïdou Nour e ziyara jinnaɗo men ceerno Muntaka radiyallahu ta'ala anhuma. ɗum noon kala jiiɗo ɓeɗo jooɗiɓe na anda waktu o yoni hay so noddanoka so janvier yoni tan haqqillaji ɗi fof fuutanke tow kala ɗo woni julɗo ɗo woni fof haqqille mum no foti huccude e ziyara o na waɗe saabu meeɗaka dunnede. ɗum noon ziyara o no jogori waɗede fuɗɗoto ko 21 janvier alhamis nden fuɗɗoto ha 25. ɗum noon bandiraɓe no gardirtuno ɗon ni ko noon noddiro ɗon yon ngar. Ziyara hikka o noon waɗa ko gandal mawqif darde gandal e nder l'islam. Enen fof eɗen gandi l'islam ko gandal tan woni hen, ala goɗɗum ko wona gandal. Cheikh Omar radiyallahu ta'ala o wi kun aliman, won gando. ɗum noon wonde gando weeɓani o wi kun mutaalliman, sa wawa wonde gando won jangowo, sa wawa wonde jangowo kun mustami an, won ka kettotoɗo, sa wawa wonde kettotoɗo ya won kam muhibban lahum, gona jiɗɗo anduɓe, sa wawa wonde jiɗɗo anduɓe a wawa yidde anduɓe, woto won wala takun khamisahum fatahlika, woto won joyoɓo mabɓe, yani gañɗo gandal, gañɗo anduɓe, gañɗo moƴƴuɓe. sa woni ɗum kalkoɗa. ɗum noon ko ɗum tan noddirɗe ɗon, ngaren naftoroɗen ziyara ko ziyada ko ɓeydogol, ngaren naftoroɗen no ɓeydirtino hono ko duwawuji waɗete, salawatuji alannabi waɗe hen, istighfaruji waɗe hen, e ko nande ɗeɗo gueɗe waɗete hen. ɗeɗo gueɗe fof sa ƴeewi jomiraɗo fodani jiyaɓe Allah gueɗe nayyi, o yamiriɓe gueɗe nayyi pamɗuɗi, o fodaniɓe gueɗe nayyi kewɗi. ko gueɗe nayyi pamɗuɗi holɗi o yamiriɓe? o ila in shakartum la azidannakum, son jetti kam mi ɓeydana on. ɗum noon aɗa andi yettude Allah kam haɗa lelade leeso ma, aɗa wawi lelade aɗa yetta Allah. o yoɓma ko ɓeydantuma ko ɗum ɓuuri hewde. o rutti kadi o wi fadkuruni azkurukum, siftore kam aɗa wawi lelade dow leeso ma aɗa siftoro Allah, so Allah siftorima moƴƴereji gasata serata e ma. o wi ud'uni astajib lakum, nduwoɗe kam nagoɗe kam mi rokka mon, son ñaaguimama mi rokka mon. ɗum noon ko jomiraɗo rokkata ko eɗen gandi wona hunde famdude. an mbiyata ko allahumma tan rokkam, kanko rokkuma ko gasata. o rutti o wi ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, mi leptataɓe tanke eɓe gimsino. sa yi aduna o joni huuli ko wasde imsinade nde, ko ɗum woni ko natti wodde. ɗum noon so ɗum woodi tan en kulata terroriste, en kulata goɗɗo. ɗum noon jomiraɗo kala ko fodi koko sinat. inna allaha la yuhliful mi'ad. ɗum noon ko ɗum waɗete ɗo on ñalawma, kala garɗo ma dañ hen moƴƴere nawora joɓari ha heewa. ɗum noon yo Allah rokku en tawede mo wuuri en ɓeyde en ustaki, yo Allah yaafo en. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. assalaamu aleykum mbokki jullit yi ñuy seetaan fii ci xadratul umariya. su ngeen gisee toogaay bi xam ni bésu Cheikh Alxaaji Umarul Fuuti yi ñëwati na fii nag. ñu ñëw fii ci ndigalu Cerno Madani mi nga xam ni mooy alxaadimul xadratul umariya di xalifa suñu baay Cerno Muntaga Ahmad. mu jële ndigal ci way juróom ba di alxalifatu Cerno Mouhamadul Bachir, moom mi nga xam ni moom la yàlla jiital tey ci kër Cheikh Alxaaji Umarul Fuuti yi.
ñu dellu siwaat fii ci bésu Cheikh Omar yi ñëw wooteel ñenn ci sëtam yi nga xam ni ñoom lañ daan defal bés yu mel nii ku ci mel na suñu maam Thierno Saïd Nourou ak suñu baay bu tedd ba Thierno Mountaga Ahmad seen bis yi ñu leen daal defal nga xam ni nit ñi tàmm nañu bis yu tedd yooyu moo dellu siwaat tabaarakallahu Thierno Madani nag di ci woo jullit yëpp bis bi ñëwati na comme ni ko suñu mag waxee léegi muy tàmbali alxamis le 21 janvier incha allah ñu koy ubbee nag benn daje bu rëy ca complexe bale ca King Fahd hôtel bu rëy boobu fa tabaarakallahu ñu si waxtaane temu ziyaar bi ren nga xam ni Thierno daf ko teg ci wàllu xam-xam ndax xam ngeen ni yàlla wax na ci alquran ni aarifuni qabla an taabuduni du ngeen ma mën jaamu lu dul ngeen xam ma ci loolu nag la Thierno jële thème bii nga xam ni mooy nit ñi dellu siwaat xam yàlla waaye nag xam nu ñuy jëfalanteeg seeni àdduna ci seen wàllu am-am ak suñu amee tamit nañ la ñuy jëfandikoo am-am googu ñu am ci wàllu séddaliko wala dimbalante ci ngir yàlla loolu nag tabaarakallahu mooy ubbi ziyaar bi nga xam ni moom la ñuy defal suñu kilifa yu tedd yooyu di alxamis incha allah muy le 21 ba le 25 nag fa tabaarakallahu muy bis yoo xam ni fii lañ koy defee fii ci rawdu bi Thierno nag mi ngi ci woo ñooñu diinam yëpp fa tabaarakallahu xalifa lislaam yi yëpp nag tàmbalee ko ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nga xam ni mooy xalifa général de Tidiane ak rakam ba Cheikh Abdoul Aziz Al Amin ak waa kër Seydi Hadji Malick yëpp Thierno itam mi ngi ci woo suñu maam ju tedd ja fële ca Touba sëriñ Sidi Muxtaar Mbakke ak waa kër maam sëriñ Touba yëpp di woo suñu waa kër maam Abdoulahi Thiaw Laay waaye nag ñi ñu waroon jiital fa tabaarakallahu nga xam ni ñoo moom bis bi di suñu sëriñ yi nga xam ni ñoo ngi ci Pikine di kër Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu di Cheikh Abdoul Moutalib jiite leen ñoo moom bis bi fa tabaarakallahu di woo itam waa Kaolack Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Abdoulahi Niass di woo fa tabaarakallahu waa Ndiassane waa Canaba sëriñ bi bàyyiwul benn këru diine nga xam ni Cheikh Alhaji Omar moom mi nga xam ni moom la góor ga tudde woon abu diini su xewlee dafay mel ne diine yëpp ñoo moom xew boobu nga xam ni fa tabaarakallahu moom la këram yi xewle di woo réew mi yëpp di woo président de la république nga xam ni moom tamit moom bis bi ak gouvernement moom yëpp fa tabaarakallahu ñu ngi leen di woo ci bis bi di ñaan yàlla may ñu fekke ko te tal ko di ñaan itam képp kuy ñëw ci bis bi yal na yàlla indi la si jàmm bi jaahi rasulillah wa ashaabihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi arrahmani arrahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم أمبال بابا منا كانوا أو منو بمنا مجننا فرافنا فرجلا أفريقي بي amba wele ni weli ga islamaya ka welilla ambi islamaya ka bara dila bara mindo islamaya bara do anya wele anga ziyara dila ziyara mi no Cheikh Maria ka koletay ka ziyara damda anfa anan karamo ne Thierno Sy Nourou anan koroga no Thierno Mountakha Ahmad Mountakha ulu ka ziyara do anya wele amba fe anaka je anga barake bara minuno be kala ala bara do islamaya bara do dine bara do bara foyti kala na ala welite qur'ani kala de be kala salatu ala nabi de be kala istighfaru de be kala pour que jamana nga hero soro nyebbe ka hero soro anya wele amba fe akana akande mala amma ma shitwe mama ni islame ni bafsha ashhadu an la ilaha illallah anya bedi wele ka faranga kraka mandoela akana akande me ziara na ziara mbi dama le 21 fo le 25 amba nyina fe akana ndeme anga baraka nyave ala barodo ala wele de ba kono foyta ala ala wele to allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alqa'il fi muhkam tanzilih ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli إذا دعاكم لما يحييكم والصلاة والسلام على رسول الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين
أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان، باسم الخليفة الشيخ محمد المدني خادم الحضرة الأمرية ورئيس رابطة علماء الإسلام في السنغال، وباسم والده الخليفة العام الشيخ محمد البشير، حياه الله ويبقاه أبدا ويبقاه سالما، وباسم أو برئاسة صاحب الجلالة السيد محمد السادس أمير المؤمنين، وتحت رعاية السامية رئيس الجمهورية الحاج مكي سال. إخوة الإيمان، لقد بدأت الزيارة السنوية لفقيدي الأمة الشيخ سيد نور تال والشيخ منتقى أحمد منتقى شيخ الفتي رضي الله تعالى عنهما، ابتداء من يوم الخميس الموافق 21 من شهر يناير. إن شاء الله تعالى سنبدأ هذه الزيارة بفتح مسابقة القرآنية لجائزة المجاهد الأكبر الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه، هنا في الروضة وفي مسجد الجامع الحاج عمر الفوتي، ابتداء من الساعة 8 حتى الساعة 7 مساء. وفي نفس اليوم إن شاء الله ستفتتح الندوة العالمية العلمية في فندق ميريجي، وندعو جميع العلماء بكل مكان أن يحضروا هذه اللقاءات الربانية في هذه الأيام. إن شاء الله تعالى يوم الجمعة سيقوم صاحب هذه الحضرة الشيخ محمد المدني بإلقاء كلمة الترحيبية للضيوف الكرام الذين يأتون من كل مكان. إن شاء الله يوم السبت ستكون إن شاء الله الذكر والقرآن، وفي المساء ستكون هناك محاضرة حول حياة وأعمال الشيخ الفا هاشمي تال. وفي يوم الأحد الحفلة الرسمية في المساء. وفي اليوم الاثنين يوم الرابطة، يوم الملتقى السنوي لرابطة علماء الإسلام الذين يأتون من كل مكان من فوتا وفي الدول الإفريقية وفي العالم أجمع، سيجتمعون هنا ويناقشون في أمور دينهم ودنياهم. وفي المساء سنلتقي مع جميع الجمعيات الإسلامية ورؤسائهم سيحضرون معنا إن شاء الله، ستكون ختامه مسك في ذلك المساء، مساء يوم الاثنين. بندرابي تدبي بندرابي جولبي، فتبارك الله أحسن الخالقين. كو بانو دين كو أري يونتي هولدوم زيارة تيرنا سيد نور، زيارة تيرنا منتقى، فلله الحمد. هيتان هيكندي نون فدرو كو نياندي الكميسة نوغاس إيغو لورو يناير جانفي إن شاء الله. يعني الكميسة فدورتي كو قرآن الكريم كو ويتي غاندا كوغل الحاج عمر الفوتي هيكا wadata duubi tati kala hitaande dendaagal waabe qur'an e nder région ngaji ɗi fof ene kawra ɗo. hikka noon min noddi jaabe e sous région ɓe malinaaɓe ma tawe murtannaaɓe ma tawtore suɓe heen yimɓe tato ganduɗa ɓurɓe waawde qur'ana ɓe dokke jeenaari ñande altine inchallahu ñande aljuma. fa tabarakallahu wo subaka o ma janggal qur'ana kikiiɗo o sen juuli juma en gayni en mbaɗi hadatul juma. khalifa o ceerno ramadan o hucciten konngol ngol e denndaangal banndiraaɓe julɓe arɓe eno ummi e banggueji ɗi fof o bismo ɗumen ñande aset subaka o kadi ko noon ko duwawuuji e janngude alqur'ana ɗo juma alhaji umar fotiw e yeeso rawda ceerno saydou nourou e ceerno muntaka. so tawi kikiiɗo ari eɗen mbaɗa conférence mawɗo. on ɗon conférence noon haalete ko gurdam e golle alpha hashimi inniraɗo ñalawmaji ɗi ñande altine noon ko on woni ñalawma mo ganduɗa ñalawma mawɗo no fewi, ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma raɓiɗa. dendagal anduɓe umminoɓe aduna ɓe foof e jaaɓe ɗo e nder sénégal kamɓe fof ɓe kawra ɗo guila subaka ha hiira. subaka o ɓe ƴeewa hol islam o ko goñoto islam ko e hol probléme uji gonɗe e aduna he, holko julɓe hannde no mbayni e aduna he, ɓe ƴeewa beele maɓe dañi hen ko ene hawra e jikku ene hawranaɓe kikiiɗo o pelle islam ɓe noddu men ɗo. alkamisa o no mbiɗen so tawi qur'ana waɗama ɗo kadi anduɓe ɓe kadi ene kawroya to hôtel méridien inchallahu. hono e haalɓe kaali ko gandal haalete toon ko banggue faggudu, haalete toon ko islam. bandiraɓe teddi ngare noto ɗe so Allah noddi noto ɗe. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala
paix et salut sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes réunis ici pour lancer l'appel au nom du Khalife Thierno Madani, serviteur de la communauté oumarienne, lancer un appel pour venir assister à la ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Muntaka Ahmadou Muntaka Cheikh Omar Tall. L'événement se déroulera du 21 au 25 janvier 2016. Le programme détaillé se déroulera comme suit. Le jeudi 21 janvier, 2 événements majeurs. De 8h à 20h, le concours du récital de Coran, ici même. De 10h à 15h, une conférence internationale se tiendra au King Fahd Place autour du thème « L'importance du savoir, illustration dans le développement durable et dans la justice économique sous le regard de l'islam ». Ce thème vient d'être largement décliné par le président Ahbab, les amis de Cheikh Omar Fouti, le président Mamadou Moussa Sy. Le vendredi, de 9h à 12h, ce sera la lecture du Saint-Coran et des prières. De 12h à 14h30, ce sera la grande prière du vendredi. De 18h à 20h sera tenue la grande wazifa qui sera suivie de la Hadratul Jum'a. Et après la prière du Maghreb, le serviteur de la communauté oumarienne procédera à l'ouverture officielle de la ziara et s'adressera à la communauté musulmane de façon générale. Le samedi, de 10h à 14h, de la lecture du Coran, des prières et des causeries religieuses. De 16h à 21h, un autre point phare de la ziara qui consistera en la conférence sur la vie et l'œuvre de Thierno Alpha Hassemiou Tall, qui est le parrain de la ziara de cette année. Tout à l'heure, le président Mamadou Moussa Sy vous a donné la quintessence de ce parrainage. Le dimanche, de 10h à 12h, de la lecture du Saint-Coran, des prières et des causeries religieuses. Dans l'après-midi, de 16h à 19h30, la cérémonie officielle se tiendra et sera intégralement réservée à la réception de la délégation du gouvernement. Le lundi 25, un autre point phare de la ziara, se tiendra le congrès annuel de la Ligue islamique des oulémas. Et à l'issue de ce congrès, la ziara sera officiellement clôturée par le serviteur de la communauté oumarienne, Thierno Madani Tall. Auparavant, des bénédictions seront dites, n'est-ce pas, à l'endroit de toute la communauté musulmane du monde, bien sûr au premier rang de laquelle la communauté sénégalaise. Cette ziara se tiendra sous le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Maroc. Nous espérons que tout le monde viendra répondre à cet appel et nous attendons à la conférence internationale une audience de très haut niveau et le serviteur de la communauté oumarienne, Thierno Madani Tall, souhaite la bienvenue à tout le monde. Je vous remercie. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim.
mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi daje fii tey def li ñu daan def bu waxtu bi jotee mooy woote bu jëm ci ziyaara Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Ahmed fii ci rawdu bi. xam ngeen at bu nekk am na programme bu ñuy lal te ren incha allah tamit bu ñuy ubbi bés yi dinañ ko ubbee benn conférence bu mag bu ñuy def ci palais des congrès King Fahd Palace. conférence boobu nag xam ngeen thème bi ci affaire xam-xam lay doon diine ak xam-xam. diine nag ku ci woo xam-xam rek yegg nga ndaxte diine l'islam mooy xam-xam kese conférence boobu nag danañ ko def ci teewaayu premier ministre ci boppam moom mooy présider conférence bi te danañ ci woo tamit ay professeurs yu mag ñu waxtaanal la ñu ci diine ak l'islam bu ñu waxee loolu nag war nañ ci woo étudiants yi fu ñu mënta nekk ci Sénégal ak ci Afrique wala professeur université yi fu ñu mënta nekk ci Sénégal ak ci Afrique woo nañ leen ñu bañ a des ci ginnaaw ci conférence bi ñu ngi woo tamit daayira yi nga xam ne daayira xale yëpp yi nekk ci Sénégal daayira Tidiane daayira Mouride daayira ñëpp fépp fu ñu nekk ci Sénégal rek ñu ñëw ci liggéey bi ndaxte xam ngeen ni fii juróomi fan la ziyaara bi alxames la ñuy commencé waaye dinañ dem ba altine incha allah du ma dellu si ci programme bi ndaxte ñi ma jiitu wax nañ ko waaye li gën a am solo daal mooy xale yi ñu ñëw jàpp ci liggéey bi jàppale Thierno Madani mu dalal ay ganam dal bu baax jàppale leen ci liggéey bi fii ci rawdu bi xam ngeen ahbaab ak rabita ñooy organisé waaye ñoom ci xam-xam bi la ñuy féete ñun xale yi ndaw yi nag ñoo féete doole bi maanaam liggéey bi gën a am solo fii ci rawdu bi ak ci bërëbu dalukaay yi ñun ñoo koy def moo tax ñu ngi woo daayira yi nga xam ne ñu ngi wéeru ci kër gi yëpp ñu ñëw dimbali ñu ndax liggéey bi mën a mucc ayib loolu moo doon woote bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون